asalaamaaleykum mbokk jullit yi mbokk taalibe yi ak képp ki nga xam ni yaay safoo bernde ñu ngi dellu si waat ak yéen si seen émission bernde ak Soxna Bilo tey nag bernde bi moom dañ koy xaw a def noo xam ne dafay xaw a changer tuuti du bokk comme niñ ko daan defee avant parce que tey jii day nekk ay éditions yu spéciales yoo xamante ni ñu ngi koy indi pour Ramadan bi donc tey li ñuy def mooy moom la ñuy wax préparation togg yoo xamante ni mun nga ko def à l'avance bien avant kii bi di jot Ramadan bi par exemple même ki nga xamante ni oorul aussi mun na ko def nga xamante ni dina nekk pour la semaine nga xam ni yow sooy dem liggéeyi wala nga am yeneen yooy def mun nga ko utiliser man nii laay def sama kër par exemple su fekkee togguma bernde du chaque jour laay togg sama kër donc li ñuy def mooy préparation yi nga xamante ni moom la ñuy def yenn yi day nekk yoo xamante ni lu si bëri dañ koy defar ba pare daal di koy congeler nga xam ni saa boo ko soxlaa rek nga koy génnee donc tey ji ci loolu li ñuy def mooy maanaam dañuy dagg suñu ay légumes ak yooyu soble yeeg ay poivron yeeg affaire yu demee ni ki noonu dinañ ko defar dagg ko donc daal di defar aussi ñaari sauce soble muy suñu sauce passe-partout yooyu ñuy defar tout le temps tey tam dinañ ko defar pour wan leen aussi ma wan leen man naka laay conserver sauce yooyu c'est pas seulement que ni Ramadan kese laa koy def déedéet dama koy def tout le temps dama koy am sama frigidaire nga xamante ni dina ma jëlal peut-être 5 jours wala une semaine donc duñ def lu dul ànd ak yéen si waañ wi bismillah gis ngeen léegi li ñuy ñëw def mooy dañuy commencer dagg suñu poivron yi donc ku nekk poivron bi nga am man dama yore fii couleur yi dama leen di dagg yu bokkul yenn yi dama leen di def ay tranches yenn yi ma def leen ay cube yeneen yi ma dagg ko ay demi rondelle peut-être ça dépend daal dinaa xool daal nu ma koy sentir ma dagg ko noonu après ñu ñëwaat ak yéen gis ngeen léegi defaroon nañu suñu deey ba pare fi mu nekk nii lamelles yi la ñuy def muy lu ñuy wax julienne donc moom la ñuy def nii gis nga commencé naa yi dama leen bëgg a wan rek pour ki nga xamante ni tàmmul def julienne gis nga dañuy dindi li ci biir nii rek gis ngeen léegi poivron yi ñoom pare nañ fi mu nekk nii li ñuy def mooy dañ koy daal di jël rek commencer ko def ci mbuus yi comme ni ma leen ko waxee woon sànq nga xam ne di nga ko mën a congeler def ci sa congélateur nga xam ni saa boo ko soxlaa rek si nga koy génnee voilà léegi comme li ma doon wax sànq mooy par exemple kii poivron yi ak même soble bi aussi dafa am astuce pour boo koy togg mais surtout poivron bi bu fekkee ni par exemple def nañ ko ci mbuus yi ba gelé ko ba pare muy def ko ci congélateur bi lii am mooy boo ko waree togg doo ko teel a génnee da ngay bàyyi ba moment bi nga xamante ni yaa ngi koy soxla nga ko pour def ko ci cin bi nga xam ne day génn ci congélateur bi rek nga def ko ci cin bi loolu mooy garder fraîcheur bi sinon su fekkee da nga ko teel a génnee bàyyi ko ci kaw comptoir bi wala même ci biir kii bi frigidaire bi lii am mooy dafay commencer lax te du laxaay boobu lañ ci soxla dañu bëgg toujours mu garder fraîcheur am moo tax moom dangay bàyyi ba soxla ko rek génnee ko ci congélateur cin noonu rek nga koy defee donc ñu daal di commencer mbuus yi après daal di ñëw wan leen nu muy mel ak naka lañ koy conserver aussi ci biir congélateur yi. voilà gis ngeen mbuus baa ngi ni man ziploc bag laa yore léegi ku nekk rek li nga yore mais fexeel ba nga xamante ni di nga ko mun a annoter bind lan moo ci nekk ak lan nga koy comme ça man damay soxla def loolu bu ko defee duma ko jaawale ak par exemple yi nga xam ne dama koy utiliser avant koor gi di jot noonu donc man lii damay ñëw rek bind ci li may def voilà léegi dañuy def rek mélange
ñu génnee air bi ndax mu mun a neex a conserver gis ngeen léegi su la neexee mun nga ko def par portion def ko par exemple par benn togg mais man je pense que kii bu nekk mun na ma defal peut-être ñaari togg donc li may def parce que soo ko congelé ba pare du danqalikoo donc doo risquer yëpp danqalikoo déedéet di nga mun a génnee benn par benn moo tax ma def nii nga xam ne bu si nekk dina am ñaari togg donc damay def ñaata laa si def muy 2 servings pour wane ni lii pour ñaari togg la comme ça du ma fàtte man aussi gis nga léegi ni mu nekkee nii noonu laa koy tegee mu tàpp noonu lañ koy dugalee ci congélateur bi donc ñu defaraat beneen encore ci yi nga xamante ni dañ leen cube boon gis nga ku nekk rek mun nga yokk plus ou moins man damay mélanger léegi ñaar yépp donc dangay raxas sa loxo ba mu set nga daal di ñëw commencer mélanger yépp nga xam ne couleur yépp ay jaxasoo benn yoon nga annoté waat encore nga bind ni bii bu cube bi la gis ngeen voilà léegi li ñuy def mooy dañuy commencer nag xolli soble bi tamit même chose la dañuy dagg ay dés ak aussi ay lamelles pour bu fekkee ni am na leneen luñ koy soxlaa ba par exemple booy defar ay shawarma wala ngay defar sauce mburu wala yu mel ni ki noonu donc ñu daal di def loolu après ñëwaat ak yéen incha allah. voilà gis ngeen pare nañu suñu cube yi ba pare léegi li ñuy def mooy dañuy daal di jël li ma leen waxoon sànq jël soble bi daal di koy def ay lamelles moom tam dama leen di won am na yu ma defagum ba pare pour won leen donc dama ko xar ci digg bi rek dindi kii bi nekk ci suuf mooy liy dajale soble bi yëpp fii kii bi di nekk boo koy xolli dindi ko donc ma daal di jël rek def ko ay lamelles yu xaw a dijji tuuti parce que li ma koy doyee la plupart du temps dama koy lakk donc wala ma sauté ko moo tax ma koy def mu xaw a dijji tuuti nga xam ni soo ko sauté mbaa nga lakk ko du seey ci sa loxo léegi dama koy jël rek daal di koy def ci récipient bi donc dagg beneen bi nga xamante ni boobu dama koy réserver pour su may togg yaasa par exemple donc moom niñ koy defaree après dafay nar a différent ak yeneen yii nii yépp li may def mooy dama koy dagg ci dëgg bi daal di koy def ay demi rondelle yu dijji su la neexee mun nga ko def ay rondelle yu dijj mais man damay bëgg nga xamante ni soo ko toggee sooy lekk mu mun a yem ci kuddu daal rondelle yi dafay dijj ba mu ëpp pour man te beneen yëf bi ma bëggoon mentionner aussi mooy maanaam lii nii dafay dina la dimbali su fekkee à l'avance xam nga lan nga bëgg a togg par exemple nga def say menu daal di ne ci koor gi incha allah bëgg naa togg lii ak lii te boo ko bindee moo lay gën a dimbali nga xamante ni au moins am na yenn yu féetee boor xam nga ñun suñu plat déjà au Sénégal bëriw ñu variété donc boo jëlee bu fekkee ne bëgg nga lekk ay kii yooyu nga xool yaasa ciw maafe yëf yooyu daal nga xool rek yow lan nga xamante ni bëgg nga ko togg après boo bindee yooyu léegi mu daal di des parce que booy xool suñu plat yi du la yóbbu weer bi yépp nga daal di xool nag léegi yeneen plat yan nga si mën a rax waa gis ngeen pare nañu suñu prep bi muy maanaam suñu préparation yi ñu doon def yi donc soble bi nga xam dañ ko cube moo nekk nii soo gisee quantité bi dafa bari am na raison bu tax ma def ko booy xool soble bi nga xam ne moom mooy dem ci yaasa bi mu ngi nii soble bu mauve bi ngeen gis nii loolu c'est pour bu may defar salade par exemple mun naa ko ci def moom même boo ko teelee génn comme li ma leen waxoon sànq boo ko teelee génnee mu lax amul problème parce que loolu lañ ci soxla ndax salade bi kenn du ko togg dañuy jël soble bi teg ko ci noonu su laxee baax na tamit beneen soble bi nga xamante ni dañ ko def ay lamelles mu ngi nii moom tamit liñ ci def taxu koo bari noonu parce que liñ koy doyee généralement comme bu may defar ay fajitas wala ay yu mel ni ki noonu wala may defar wrap mun naa ko ci def moo tax li ma ci def bariwul dee bi laa def lu bare parce que dama ciy wàññi en même temps pour toggee ci suñu ñaari sauce passe-partout yi ma leen doon wax sànq donc léegi li ñuy def mooy dañuy daal di commencer wàññi ci loo xamante ni moom la ñuy garder ci suñu frigidaire incha allah
gis nga tey jii boo demoon ba sa sauce soble jeex par exemple mun nga jëlaat lii su fekkee da nga dagg lu bari mun nga jëlaat les mêmes oignons yi ñu daggante woon nii nga defaraat encore beneen sauce encore loolu gis nga temps bi mu lay gañeloo donc defe naa ñaari mbuus yi baax na léegi li ci des ci lay diviser dama koy diviser lenn li dem ci sauce tomate beneen bi dem ci sauce kii moutarde comme ça après léegi loolu dañ koy daal di jël ber ko fenn denc ko moom tamit bu seddee buñ ko toggee ba mu ñor dañ koy bàyyi ba mu sedd moom tamit ñu def ko ci ay ziploc bag bu ko defee ñu mun ko utiliser pour yeneen yëf léegi ñu ñëw ci beneen soble bi booy xool yaasa bi soble yaasa bi laalaguma ko ba tey loolu parce que dinaa leen wax lu tax léegi ñu jël yeneen soble yi moom tamit def ko ci gis nga booy xool ñoom ñëpp dama leen di tëddal duma leen dugalee nii ni mu nekkee nii ci congélateur bi soo ko defee nii day jël espace bu bare ci sa congélateur alors que su fekkee dañ ko tëddal gis nga ma fexe ba mu tàcc ni ma génnee air bi gis ngeen su ma génnee air bi damay fexe ba mu tàcc donc su ma leen di def ci congélateur nii laa leen di tegee donc dama leen di tegle léegi pour soble bi nga xamante ni nag moom mooy dem ci yaasa bi li may def mooy dama koy daal di mariner moom dama koy mariner marinade bu classique bu simple nii du ma ci def ay citron walla vinaigre déedéet damay def tuuti diw daal di def aussi poobar laaj samay saf-safal daal léegi daal di koy def ci biir moom tamit ziploc bii damay jël mbuus bu gën a mag comme quantité soble bi dafa bari te benn togg laa ko nar a togg donc ma def ko ci benn mbuus bu fekkee ni koo xamante ni benn nit walla ñaari nit lay toggal quantité bii ñu def nii mun nga ko diviser en 2 ou même en 3 des fois léeg-léeg bu ko defee nga def loolu ci mbuus yi nga def ko ñetti mbuus yoo xam ne bokkuñu tamit bu ci nekk saa boo soxlaa nga xam ne di nga defar sa ndawal def lépp ba nga xam ne dara desatul lu dul rekk def soble comme ni ñuy toggee yaasa nga daal di génnee sa soble rekk def ko ci biir cin bi directement bu boobaa nag da ngay wàññi sa ndox bu baax a baax parce que bul fàtte soble day génnee ndox mais soo ko congelé aussi dafay gën a génnee encore ndox loolu mu nekk beneen astuce tamit du ñàkk ñu wan leen ko ñun suñ koy togg nuñ koy doxalee daal donc ma yeggale fii léegi soble bu mauve bii moom comme li ma leen wax sànk rek dama ko def pour salade léegi li may def mooy dama koy xaw a tas nii nga xamante ni day nekk ay par benn noonu ma daal di koy def moom tamit ci mbuus dugal ko ci congélateur bi nga xam ni saa yu ma chaque jour incha allah bu ma ko soxlaa rek dama koy génnee gis nga lu nekk rek dama ko annoté li ma koy doyee loolu laa ci bind comme ça du ma fàtte parce que léeg-léeg boo defaree lii nii yépp préparation yii yépp nga dem ba ci biir boo deful ndànk soo ko annoté wul rek da ngay fàtte lan moo taxoon nga def ko ak lan nga ci jublu woon aussi donc moo tax léeg-léeg daf ciy baax nga bind lan la ak aussi lan moo ko tax a jóg lan moo tax nga def ko. voilà gis ngeen ñëw naa ak samay bagage encore donc li may def nii mooy toujours ci préparation yi damay jël laaj gis ngeen laaj bi nii dañ ko xolli noonu lañ koy jaay dañ koy xolli ba pare boo gisee li tax mu xaw a jaune nii dama koy jël su ma ko jëndee day nekk quantité bu mag a mag gis nga day nekk ci mbuus bu doy nii laaj bi dafay nekk maanaam bii nii ma yore tey jii 2 kilos 27 la donc mu nekk 5 pounds dafa bari lii nii su ma ko jëndee damay daal di jël par tuuti laay jël dëbb ko moom ngeen di gis tout le temps ci bernde su ma ñëwee ma naan leen laaj bi nga xam ne dañ koy booleeg poobar ak yooyu nii laa koy defee damay dindi rek li ma selon li ma soxla après ma daal di koy wal donc tey jii dama leen di wan ni ma koy defee daal di koy def ci sama frigidaire mais aussi boo ko walee ba pare mun nga ko congeler su la neexee li tax choisiruma wal yépp c'est parce que gis ngeen boobu ma defaree gigot te mu roofoon ci laaj yi pour yooyu moo tax ma koy soxla daal may bàyyi tuuti au cas où ma soxla doomu laaj ci boppam ma mun ko utiliser au lieu de ma wal lépp fekk du laaju kii roof bu mokk laay soxla donc dama koy jël def ko directement ci suñu food processor ku yorul food processor soo yoree gën mun nga ko def ci sa gën aussi
voilà gis nga léegi beneen kii bi ngeen gis fii man mooy sama gën moom laay dëbbee poobar donc moom kii la coffee grinder li mu doon mooy li nga xamante ni moom la ñuy jëlee boo amee café bi nga xam ne doom la si nga koy def nga daal di koy si bës di ko pulser mu muudur ko léegi lii nii nag boo si commencé def ay épices rek mënatoo ko utiliser pour café donc man bii ma yor nii c'est juste pour ay épices kese laa koy doyee damay jënd poobar doom bi parce que dama trouvé que ni moo gën a saf poobar bu mokk bi parce que poobar bu mokk bi dafay kenn xamul ñaata temps la fa nekk ba léegi te épice bu ñu wol ba pare plus muy nekk si si supermarché yi lu mu gën a toog cafkaam di gën a wàññeeku donc moo tax boo jëlee sa kiiwu bopp poobaru bopp nga walal ko sa bopp déjà c'est plus économique mais aussi dafay jox sa togg beaucoup plus de goût ki nga xam ne dafa am gën mën na ko utiliser léegi moom laay jël daal di koy wal ba mu mokk moom en attendant après le temps ñuy wal kii bi laaj yi voilà léegi nag ñu jublu ci laaj bi gis ngeen fi mu nekk nii wal nañu ba ci kanam nii tuuti ba nga xamante ni yëf yi commencé na mokk li may def mooy dama ci commencé def samay épices gis nga laaj bi nii xam naa ni éventuellement dinaa dëbbaat encore mais tey jii baax na ni pour wan leen jox leen une idée donc tuuti sel rek laa ciy def daal di def aussi poobar gis nga suñu poobar bi biñ ko dëbbee ba pare ma daal di def donc poobar damay def lu xaw a bëri tuuti parce que yëf bi dina ma nokkos la xaw ma lu mu doon ni dina ma dimbali pour par exemple tey jii su ma bëggoon def roof damay dolli peut-être tuuti su fekkee dama bëgg roof bu saf xëy na damay dolli poobar ak yooyu ak aussi bu fekkee beneen façon roof boo xam ne bu bokkul ak roof traditionnel nii rek nga xamante ni moom la ñu xam poobar laaj ak say saf-safal donc loolu dinaa ko mun a def aussi ma jël sama nutritionnel yeast voilà léegi ma daal di jël tuuti diw bi li tax ma ko siy def c'est pour aider mixeur bi mu mun a mixer lii ba mu mokk daal di koy wal ba mu mokk parce que sinon bu amul tuuti lu tooy loo xamante ni moo koy dimbali pour lamelle yi mun a rotate donc moo tax ñu siy def tuuti diw rek tuuti su ma si deful woon poobar par exemple bu fekkee ni laaj kese laa def li ma doon def mooy dama siy def tuuti citron comme ça moom mooy def laaj bi weex tal noonu donc tuuti citron rek nga siy def laaj bi bu ko defee nga am laaj bu weex tàll est-ce que mun naa dolliwaat poobar encore poobar beeg yooyu moom c'est selon votre goût daal voilà gis nga moom pare na li may def rek dama koy daal di jël rek def ko sama récipient gis nga amoon na bu ma defaroon boo xam ni dolliwu ma ci woon poobar bu bari tuuti rek laa ci defoon donc moom laay jël rek def ko ci récipient bi directement ñu fexe nag bañ ko feesal ba mu fees depp ba ñëw ci buntu kubéer bi nii parce que lii am mooy soo jëlee laaj bu ñu dëbb nga def ko ci sa frigidaire day am tendance mel ni lu xaw a génnee tuuti liquide soo ko feesalee rek liquide boobu day tuur sa frigidaire te loolu beneen liggéey la encore donc voilà gis nga du ma jël yëpp dama siy bàyyi tuuti parce que damay defar nokkos boo xamante ni dama koy denc aussi ci frigidaire bi loolu tamit ma jox leen beneen idée donc mu nekk restant soble yi ngeen gis nii fii dama ko bàyyi fii exprès parce que dama koy def nokkos boo xamante ni dama koy def ci mbuus yi aussi bind ko nokkos pour lan la wala def rek nokkos boo xamante ni bu classique soble la poivron ak tuuti kaani moom laay boole ma dëbb ko daal di si def peut-être tuuti duma si def sax poobar parce que li nekk fii rek doy na au cas où ma bëgg ko utiliser pour ay ceebu jën wala ak yu ma xam yeneen façon togg loolu dinaa ko mën a utiliser sans pour autant mu affecter goût bi benn yoon.
gis nga dañ koy def rek ay dagg yu fëtëng yu dijj sax dañ koy def juste pour aider robot bi kese la xam naa dinaa ko def ñaari étape mais c'est bon damay bañ a surcharger affaire yi ku am mixeur bu mag moom mun nga defandoo yëpp benn yoon nga def ko mu jeex mais man sama bii dafa ndaw donc ñu defaat le reste donc ñu def ci kaani c'est selon votre goût man ñaar yi laay def ku bëgg plus ou moins wala omettre ko ci boppam te wàññi kaani bi sax dafay baax ci surtout ci koor gi waaw gis ngeen suñu kii bi pare na suñu nokkos bi nga xam dañ koy denc donc fi mu nekk nii maa ngi ci def nutritionnel yeast moom mooy levure nutritionnelle bu leen fàtte moom moo remplacer léegi suñu ay Knorr donc daal di jëlaale tuuti sel aussi def ci bu leen fàtte amoon kaani ak tuuti poobar léegi li may def nii mu ak laaj bi nga xamante ni moom la ñu dëbboon ba desit bi daal donc bëriwul laaj ak poobar noonu li desoon ci kii bi rek ci robot bi laa jël rek def ci comme ça su fekkee ni dama ko bëgg a utiliser pour ay togg yoo xam ne du aajo muy am ay poobar yooyu du ci yàq dara donc gis nga ma mélanger ko yépp incorporer ko bu baax a baax ba mu leer ma ni fépp laal na ci kii cafka yi noonu après nag ñu daal di koy jël moom tamit def ko ci mbuus daal di koy def ci congélateur bi donc moom bosam ce sera un peu beaucoup plus délicat parce que su la neexee su fekkee amoo mbuus yu bari mun nga jël mbuus bi diviser ko en deux sinon bu fekkee am nga assez de mbuus mun nga ko jël nga daal di def par selon par exemple tey ji yow boo doon nokkos lan ngay kii gis nga doom bu dijj boobu dama koy bàyyi mu yàlla par selon li nga xamante ni moom ngay utiliser ci sa nokkos gis nga su ma defee nii man je pense que ma wan leen li ma doon wax danga koy diviser en deux gis nga su ma defee nii xam nga mu ngi nii naa fexe comme li ma leen wax rek d'habitude ma fexe di génnee air bi daal di koy tëj carrément gis nga su ma ko tëjee léegi dama koy xar nii ci digg bi par exemple su ma defee nii nga xam ni su ma koy congeler nii laay def bu ma defee nii ba mu congelé wu xam nga dafa nekk en deux parties lay nekk nii su congelé woo nii lay nekkee après ma daal di koy jël nag tëddal ko nii bu ko defee yow soo ñëwee lii divisé wu na ba pare boo ubbee rek côté bi portion bi nga soxla ngay jël li nga tëjaat ko encore bàyyi li ci des donc loolu benn idée la woon rek pour wan leen donc ñu def ko nii mu nekk ñaari portion fii ba pare bu leen fàtte toujours bind gis nga man dama bind li ci nekk wax ni nokkos moo ci nekk ak yooyu xaaral ma def nii ma xool ak li ma ci def kaaneek yooyu bu ko defee mu mun a xam bu baax nokkos bi lan moo ci nekkoon donc ñu defaraat leneen bu fekkee ni pour soupe la par exemple boo xamante ni nokkosu soupe la bu la neexee mun nga jël sa poireau muy poro nga def ko boole ko ci nokkos bi nga xamante ni léegi yow soo ñëwee rek da ngay daal di jël yëf yi rek sotti ci biir kii bi ci biir soupe bi tamit donc nokkos yi pare na léegi dañuy jël suñu soble bi voilà gis ngeen comme soble bi dafa xaw a bari dañuy daal di ñëw rek gis ngeen kaani bi benn bi desoon bi dama koy jël rek tranché ko nii juste pour mu safal kii jox ko goût kese la mais pas pour safal togg bi pour mu wex kaa ma daal di jël tuuti ci suñu nokkos biñ defaroon bi mun naa ci wàññi tuuti rek su ma buggee dolli su may togg dinaa ko ci def daal di jël tuuti huile ak tuuti moutarde mélanger ko ci su la neexee nga def ci sa citron léegi wala nga bàyyi ba heure bi nga xamante ni yaa ngi koy waaj a kii togg nga def ko ci donc gis nga léegi nag ma def ci xorom tuuti rek ñu def tuuti levure nutritionnelle ñu daal di mélanger gis nga defuma ci vinaigre ni rien parce que kii bi moutarde bi am na cafka vinaigre ba pare bugguma mu forox loolu sama kaw donc su ma defee nii ba pare léegi nag daal di koy def ci mbuus bu mag tuuti bii yoon mbuus bu gën a mag comme li ma waxoon sànq rek yaasa bi damay def soble bi yëpp benn yoon
bismillahi